ndox mooy am dund loolee état bu Sénégal umpalewu ko waral mu yittewoo loolu lépp luy jafe-jafe jotunum ndox ci askan wi ak lépp lu koy saafara ci lu gaaw lu jëm ci njoxem ndox mi nag ci Ndakaaru li ko wër li ëpp ci ndox mi Lac de Guiers lay bàyyi ko diw tund bu toll diggam ak Ndakaaru ci 200 ak juróom fukki kilomètre usine Ngidj bii ngeen di gis atum 1971 la ñu ko tabaxoon bis bu ne muy defar ci ndox lu toll ci 4 junniy mètre cube. ndox mi fii lañ koy commencé di traité muy commencé fii ci Lac de Guiers bi Lac de Guiers fleuve Sénégal moo koy jox ndox fii la ñuy commencé traitement bi pour ndox mi dem ba Dakar déjà commencement bi bu ñu commencé fii jël eau brute bi ñu yóbbu ko biir usine bu ñu defee traitement ba pare dafa am ay pompe ay lu ñuy wax ay moto pompe yooyu ñoo nekk biir station de pompage ñoo ñuy permettre ndox mi nga xam ne traité nañ ko ba pare avec qualité yi ci war a am yëpp ak ferñeent yi ci war a mën a nekk ak traitement bi nga xam ni moom la ñu norme OMS exigé ak norme SDE bañ respecté yooyu yëpp avec notre laborantin qui fait les analyses et tout pompe yi maintenant ñoo koy aspirer refouler ko vers Dakar à partir de la conduite mooy conduite ALG bi ALG1 bi benn conduite DN de 1000 la moo koy conduire vers Mékhé tamit yokkaat pression bi pour mu gën a mën a yegg Dakar. yokkuteem soxlay askan wi jëm ci wàllum ndox nag moo waral ñu tabax usine beneen atum 2004 ca kër Momar Sarr di usine buy defar juróomi junniy mètre cube bu ndox bëccëg gu ne 2008 ñu ful ñaari yoon la muy defar cim ndox mu dem ba 1fanweeri junniy mètre cube bu bis bu ne. li ngeen di gis nii ci seen i kanam mooy Lac de Guiers donc Lac de Guiers moom mooy alimenter usine bi ndox mi nga xamante ni nii moom la ñu war a utiliser pour traiter ko pour envoyer ko à Dakar. léegi ci biir traitement bi d'abord dañuy njëkk a injecter chlore le chlore c'est de l'eau de javel à haute densité pour désinfecter ndox mi ñu jëlee ci lac bi ci rey lépp luy particules algales et autres maintenant après ça dañuy def li ñuy tuddee teeyal ndox mi maanaam coagulation flocculation léegi rek boobaa nag produit bi ñuy utiliser moom la ñuy tuddee le sulfate d'alumine voilà sulfate boobu noonu moo ñuy permettre ñu coaguler particules en suspension yi nekkoon ci ndoxu brut bi coaguler ko regrouper ko daal di koy teeyal daal di koy décanter pour mën a éliminer tout ce qui est particules en suspension donc au niveau des décanteurs li nga xamante ni moom moo féetee ci kaw muy ndox mu leer moom la ñuy récupérer yóbbu ko ci ay filtre léegi bu ko filtrer ba pare ndox miy génn pratiquement c'est de l'eau claire léegi dañ ciy dolliwaat eau de javel chlore pour désinfecter ko carrément ensuite ñu utiliser seau pour corriger waat yenn paramètres physico-chimiques comme le pH comme ça bu boobaa nag ci la ñuy am ndox mi ñuy tuddee de l'eau potable ndox moo xamante ni mën nañ ko naan léegi nag ndox moomu nag moom la ñuy jël au niveau pompage eau traitée am na ay pompes yu mag yu fa nekk yoo xamante ni ñoom ñooy refouler ndox mi vers Dakar. usine Kër Momar Sarr KMS ak Ngidj di tànqee ndox mi ci Lac de Guiers di ko sellal ba ci lu toll ci téeméer ak juróom-ñaar fukki junniy mètre cube bis bu ne téeméer ak juróom-benn fukki junniy mètre cube bu yeneen bàyyi ko ci forage yi ne diggante Lac de Guiers ak Ndakaaru ci atum 2013 ci mbooleem rëdd yi nga xamante ni ñoo nekkoon ci loxoy SONES mu baaxee jëfandikoo gi SDE ndox mi askan wi doon jëfandikoo daa yegg ba ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñetti junniy mètre cube bis bu ne ca ndox mi jumtukaay yi daa defar toll ci ñetti téeméer ak fanweer ak benn ci junniy mètre cube bis bu ne yëf yi yamoon ca lool kon diggante li askan wi soxla ak li fi ne waral it dog-dogi ndox yi ci gox yu bari ci Ndakaaru ak banlieue boobee tolluwaay néewaloon doole jumtukaay yi ci wàllum joxem ndox mi waral it crise bu métti ba fi woon septembre 2013 taxawoon Ndakaaru diirab ñaar fukk ci fan ñàkkum ndox ci téeméeri jël ñeent fukk ya ci ndox ma fi daa ñëw ngir nag moytu ñu dundaat fi lu ni mel ci lañ taxawale système anti-bélier ngir muccal jumtukaay yi. waaw li ngeen di gis ci ginnaaw moom la ñuy tuddee ballon anti-bélier en fait c'est des ballons yoo xamante ni nii dañ leen fee teg pour ñuy protéger tuyau bi nga xamante ni moom mooy dem Dakar su ñu amee une variation brusque pression bi nga xamante ni moom moo nekk ci conduite bi par exemple li loolu la tubaab di tuddee un coup de bélier c'est-à-dire bu ñu amee coup de bélier mu doon système la boo xamante ni nii ça va amortir le choc pour protéger conduite bi ba nga xamante ni du am benn défaillance wala muy toj parce que comme ni ko sénégalais yëpp xamee 2013 tuyau bi amoon na fi problème dafa tëjoon léegi à la suite de cela ci lañ gisoon ni foog ñu renforcer système bi nga xamante ni moom mooy protéger conduite bi
en cas de coup de bélier moo tax ma waral chantier bii nii ngeen di gis. fi léegi nag système anti-bélier bi dox programme d'urgence 2014 moom mu ngi wéy ministère bi ñu dénk wàllum ndox mi ak wàllum cetal taxawal it programme spécial duppee ko PSDAC ngir ndakaaru di programme bu door buy wàññi ci lu jàmp ñàkkum ndox mi ci ndakaaru ay forage yu bari ñu bëtt ko diggante Tassette ba Yaax ak Cédéem ngir yokk kàttanu réseau bi wàññi coonob rootaan gi ci askan wi yooyu jumtukaay yépp ak tabax gi yegg na ci téeméer yu jël juróom-ñeent fukki ak juróom-ñett ci askan wi ci fan yu néew dina ko gisal boppam waaye ak màggaayu askan weeg liggéey yu am solo di investissement yu nu sumb ci Ndakaaru ak Diamniadio état bu Sénégal taxawal na pexe jëm ci gàttanu mbir yi jaare ko ci jumtukaay yu sax yuy may Ndakaaru ci lu dul dakkati gën caa gàtt fileeg 2035 muy jot cim ndox bokk na ci yooyu pexe yu mag ñetteelu usine Kër Momar Sarr di buy defar ci lu toll ci 200 junni mètre cube bis bu ne maanaam di doon lu ëpp sunu boole woon lay bàyyi ko ci Ngij ak Kër Momar Sarr état bu Sénégal dugg it ci xarala bu jëm ci segg xorom ak ndoxam géej gi ngir yokk bunti witam ndox yi usine ba cay njëkk a taxaw di am mëninu defar juróom fukki junniy mètre cube bis bu ne di li nuy yokk ba téeméeri junniy mètre cube bis bu ne ak ñaari projet yooyee jafe-jafem ndox ci Ndakaaru li ko wër dina dakk ba faaw